Comment ça va? La rubrique. Alors Maïté, il faut que ça aille. Oui très bien alors dañuy daal di continuer li ñu commencé woon démb xam nga démb moom ñu ngi doon waxtaan ci trouble d'estomac yi di waxtaan ci effet yi nga xam te ne moom lay am sensation yi nga xam te ne moom la nit ñi di am ci biir waxtaan bi nag sax laari daal di poser question bu importante di laajte lan mooy différence entre trouble d'estomac bi ak ulcère moo tax tey ñu ñëw nag voilà pour continuer maanaam ci mbirum ulcère boobu noonu mu doon laajte donc lépp rek continuité la comme ni ñu koy wax lépp ci trouble d'estomac bi lay jógee daal di am ay séquelles yoo xam te ne da koy def ci organisme bi maanaam ci tube digestif bi donc loolu mooy dem ba indi ulcère muy benn góom boo xamante ne da nga koy am dégg nga muy benn lésion boo xam ne day développé wu ci paroi œsophage bi donc di nekk ci diggante kii bi nu mu tuddati diggante mooy dënn beeg waaw dënn beeg ak xol bi voilà waaw kii bi fii daal maanaam foofu la abdomen bi donc foofu la voilà mooy saatu dënn waaw ni ñu koy waxee ci kàllaay may kocc waa kay tarkal voilà donc muy benn góom boo xamante ne li koy indi habituellement mooy suc gastrique bi maanaam acide gastrique bi nga xamante ne moom la intestin bi di développer di créer pour nga mën a digérer donc bu ëppee loolu mooy indi brûlure boobu noonu nga xam te ne da nga koy am brûlure lay def buy dem ba defal la benn góom lésion ci sa estomac ci sa kii bi ci sa tube digestif bi maanaam ci intestin grêle bi lay nekk parfois ci estomac bi carrément donc loolu muy nekk benn sensation boo xam te ne dafa métti daal maanaam en général nag nan nga koy sentir mooy boo lekkee wala nga naan parce que ulcère dafa am ñaari façon bu muy réagir soit moment bi ngay lekk nga lekk ba suur naan wala nga lekk ci nga koy sentir wala nga lekk ba pare ay 1 heure de temps 2 heures de temps après nga sentir nga gis nga doog a sentir sensation wu métti bi donc da ngay seetlu parfois nit di lekk ci biir lekk bi ni muy lekkee noonu rek mu jékki-jékki rek sa estomac bi di métti comprendre nga xol bi commencé partie bi commencé di tàng mooy fi ñuy wax noonu nga xam te ne moo nekk ci diggante voilà diaphragme bi fii nga commencé nag di sentir brûlure foofu muy métti tu vois même da ngay mujj sax suur parce que tellement que affaire bi dafay sensation bi dafay métti non pas lekk bu saf forcément dépend na ci li ngay lekk rek en fait moom nanguwul yenn lekk yi xam nga tamit lekk bu saf moom mënul ñàkk ndax tey ñun foog naa ñun lekk ñi lekk yëpp dafay am goût non bu ëpp donc yow da nga xam nga wax nga goût mais bu saf laa wax waaw dafay am goût am voilà ñun xam nga ñun rek ñun moom bu saful jumbo magique poobar pour ñun suñu togg bi neexul yaa ngi dégg bu saful sukkar ba mu ëpp tamit pour ñun li ñuy lekk neexul alors que xamuñu ne excès yooyu noonu muy def noonu loolu mooy lakk sa kii bi sa estomac bi de ce fait sa ulcère bi góom boobu noonu day gën di développé wu parce que góom la rek dafa mel ni nga dagg ci sa loxo boo laalee nga jël par exemple alcool def ko ci day saf nga jël vinaigre def ko ci mu saf nga xoosuwaat ci mu saf donc benn la rek donc pour mu wér da nga koy nettoyer ba mu baax nga bàyyi ko noonu pour mu mun a gaaw a wér ngay moytu nag di ko agresser mais ñun on a tendance toujours di agresser suñu estomac par rapport ak yi ñuy lekk. mais est-ce que li ñuy lekk la rek ëpp des fois aussi damay dégg ñu naan su ma xiifee xiif bu ëpp. sama ulcère bi dafay metti. effectivement mooy maanaam moom li ma doon wax sànq rek ulcère moom ci différentes façons lay manifester wee mooy maanaam nga lekk ba suur. naan ba suur nga yaakaar ne fi mu nekk nii lekk nga ba doyal naan nga ba doyal mu bàyyi la ba ngay pare. soit mu réagir moment bi ngay lekk ak bi ngay naan wala mu bàyyi la ba nga lekk ba pare ba leesu nag bay pause maanaam di jéem a digérer mu commencé di métti wala boo toogee ba xiif yenn xiif yi moo tax en général ñi am ulcère sax dañu di tere xiif parce que bu ñu xiifee ba mu ëpp rek seen ulcère bi dafay commencé et du coup daf leen di indil ay vertige xam nga di leen indil ay xam nga rek ngay neer di am ay problème di maanaam daal yow daa toto ràññete da ngay mel ni ku woor rek di am yenn sensation yu bizarre yoo xam ne da nga koy sentir te dafay métti donc moo tax habituellement dañuy naan ñi nga xam ne dañoo am ulcère non seulement waruñu lekk bu ëpp waruñu naan bu ëpp waruñu lekk lu acide trop comme par exemple ay limon ak yooyu noonu yu saf trop yooyu noonu waruñu ko lekk yu saf xorom trop waruñu ko lekk ay épices yu bëri yi nga xamante ne moom la ñuy lekk nii da ngay gis la plupart des gens yi nga xamante ne dañu am ulcère dañ leen di tere ay moutarde xam nga di leen tere ay vinaigre di leen tere ay citron ay mayonnaise sax dañ leen koy tere parce que mayonnaise bi sax parfois dafay retourner seen estomac bi xam nga ak affaire yu bëri yoo xamante ne daal dafa épicé trop dañ leen koy tere régime daal nga war a suivre voilà da nga war a suivre benn régime boo xamante ne da lay permettre yow nga mën a réguler sa ulcère bi de telle sorte que tu es à l'aise tout en sachant que ne góom la boo xam ne dañ ko war a faj
dafa am traitement boo xam te ne da nga ko war a jël da nga war a dem defi ji fibroscopie ñu wax la exactement góom bi nan la kii defal la traitement boo xamante ne da nga koy mën a def am na tamit ay garab traditionnel yoo xamante ne ñu bëri dañ koy naan te daf leen di faj aussi bon quand je dis traditionnel ça veut dire que c'est des produits naturels yoo xamante ne c'est pas interdit donc yoo xam ne mën nga ko naan mu jàppale la ci comme démb laari mu ngi koy wax ci ay nepp yooyu noonu xam nga am na ay produits à base de soda yoo xam te ne parfois nga consommer ko et tu te rends compte que au fur et à mesure sa plaie bi dafay wér mais tout en sachant que ne ulcère moom boo ko amee déjà douleur bi dafa soof sauf benn xeetu soof boo xamante ne yow doo xam sax loolu noo koy expliquer xam nga ngay am benn sensation te xamuloo sensation bi ban côté la nekk exactement ak fan la jógee biir bi di metti nga foog ne xol bay metti xam nga waaw kay justement parfois nag da ngay am sensation que sa digg ginnaaw bi mooy metti alors que du digg ginnaaw bi en fait estomac bi la carrément donc ulcère bi mooy def noonu donc di nga ci am na ci ñoo xamante ne parfois bu demee ba aggravé wu sax dañuy wàccu lu ñu lekk wàccuwaat ko dinañ dem ba ci seen wàccu sax dinañ ci gis deret xam nga mooy maanaam ulcère bi mu ngi yegg góom baa ngi gën a aggravé wu donc moo tax souvent dañuy naan ñi am ulcère dañu war a dem seeti docteur comme ni may wax chaque jour rek ñu defal leen fibroscopie xool exactement plaie bi nan la toll ak fan la toll defal leen benn traitement boo xamante ne dina leen permettre ñu mën a faj góom bi parce que quoi qu'on ulcère dañ koy faj il faut que nit ñi xam est-ce que ulcère yëpp la ñu mën a faj ulcère daal bu nekkee ci départ am mooy maanaam comme feebar yëpp rek buy doog a démarrer moom nga teel ko gis di nga ko mën a faj mais bu demee ba aggravé bu tollu sat parce que les gens ne savent pas c'est des maladies yoo xam te ne dañuy dem ba nekk ba dem ba mujj nekk cancer ah donc il faut faire attention cancer estomac dafa am cancer col de nu mu tuddati côlon dafa am ak yooyu yëpp donc li koy indi mooy mauvais traitement yi nga xamante ne moom la ñuy def ak bàyyi góom bi mu dem ba toll ci benn stade bi mais bu fekkee voilà ba da ngay gis ko xam te ne dina am estomac pendant des années dina am ulcère pendant des années du ko sax xam di sentir sensation bi di ko xam après jàpp ne xam naa sama estomac bi mooy métti rek garaawul quoi kan nga war a seeti su fekkee nga war a am sa biir day métti kan nga war a seeti déjà da ngay dem ci généraliste ba pare mu diagnostiqué la wax la exactement loo war a def boo ci paree moom dina la jox orientation da ngay dem normalement ci ñi nga xamante ne loolu mooy seen liggéey ci loolu la màcc maanaam nag lañ leen di wooyee sax voilà gastro-entérologue voilà gastro-entérologue ci ñooñu ngay dem ñoom ñoo lay defal diagnostic bi defal fibroscopie bi wax la exactement nit ñi nag bu ñu déggee fibroscopie en général dañuy ragal endoscopie fibroscopie bu ñu ko déggee dañuy ragal dafa métti mais ci àdduna bi lépp métti waaye xam nga tey waaye nag man nga am benn méttiwul mais dafa désagréable voilà dafa désagréable en fait sensation de désagréable boobu noonu endoscopie bi je veux dire lan dafay génne fibroscopie bi dafay génne maanaam góom bi degré bi fu mu toll ak yooyu ak traitement bi adéquat voilà donc c'est-à-dire que dañuy jël benn tube boo xamante ne dafa ànd ak caméra boo xamante ne dañ koy dugal jaarale ko ci sa put bi ba ci biir estomac mais dañ ciy def lubrifiant quand même waaw pour mu jàll loolu c'est évident loolu moom c'est une évidence parce que du ñu jàllale loo xamante ne fibroscopie kenn mënu koo solal yére ba mu set dafa métti waaw bàyyi ko mu continuer auditeurs yi mais Maïté est-ce que aussi mën naa la laaj ñi am problème métit yi ulcère bi est-ce que mën nañu naan ay boissons gazeuses alors loolu yëpp ce sont des choses yoo xam ne dañ leen koy tere habituellement voilà parce que gaz bi yëpp ay remontées la lay indil ak ñoomin seen da lay defal nausée en général ñi am ulcère la plupart du temps bu ñuy naan boisson gazeuse dañuy am ay nausées ay xel yu teey alors que loolu ce n'est pas normal donc ça veut dire que seen ulcère accepté wu ko comme je dis rek lépp loo gis rek ci degré bi mu toll la rek am na ulcère yoo xam ne ay ulcère yu ndaw la ay plaies yu ndaw la yoo xam te ne facilement mën nañ ko faj am na yoo xam te ne dafa soxla nag traitement bu gudd pour que nga mun ko prendre ça peut prendre des mois pour mu mun a wér yaa ngi dégg am na ñoo xam ne sax seen bos mun na bañ a wér parce que lépp dépendre na ci degré ak phase bi nga xamante ne ci la sa ulcère bi toll mais juste pour rappeler aux gens que ulcère dañ koy faj pas parce que da nga am ulcère rek tu penses que ne waaye xas na ba nekk si yow mënatul dem gis nga yaa ngi gis ci biir ci image bi nii ni ñu wanee góom bi xam nga ne lii pax la ab góom la xam nga ni góom la gis nga fi mu nekk te góom bi dafay màgg yaa ngi gis ni muy jëlee ampleur di jël espace déjà fi mu nekk carrément mooy ci biir intestin grêle bi ci boppam la nekk intestin grêle bi mooy intestin bu mag bi nga xamante ne moom fa la kii yi di jàll aliments yi di jàll après doog a dispersé wu ci biir estomac bi pour dem ci partie yi mu war a dem bu nekk bi ci côlon bi ci lii donc intestin boobu noonu bu amee problème rek mooy maanaam yow am nga problème nag
yaa ngi doog a am problème. te partie boobu dafa fragile sax. voilà mais léegi pour ñi nga xamante ne amaguñ ko ñoom yan prévention la ñu war a jël wala ndax dañu war a naan ay anti-inflammatoire. waaw anticiper. alors déjà di fàttali rek nit ñi ni que cause yi ko gën a indi d'habitude dafa am benn bactérie bu tudd bactérie H. pylori soit bactérie bi moo koy indi wala analgésique yi ñuy jël mooy anti-inflammatoire yi ñuy jël. am na yenn anti-inflammatoire yu bëri yoo xam ne boo ko tàmmee di jël mën na la jox ulcère am na tamit comme garabu aspirine bi nga xam te dañ koy tere léegi sax aspirine dem nañ ba léegi dañ koy tere te garab yooyu ngay wax nii normalement soo koy naan war loo ko naan à jeun voilà dara dafa war a nekk sa biir dafa war a nekk sa biir ba pare justement kenn ko xam te ne da nga am ulcère par exemple tu peux pas boire ce médicament sans manger parce que loolu mooy day gën a lakk sa kii bi sa estomac bi voilà donc muy ay traite ba muy ay garab yoo xamante ne ak ay maanaam cause yoo xamante ne ñoo koy gën di indi léegi nag prise de médicament bi nag dépendre na ci parce que affaire bi production wu acide gastrique bi la donc dañ lay jox traitement boo xamante ne dafay permettre acide gastrique boobu noonu mu wàññeeku maanaam mu réguler quoi mu normal donc pour bañ nga am sensation ou brûlure boobu noonu ngay am tout le temps ci sa abdomen bi léegi nag sa question bi nga ma doon laaj mooy lan mooy prévention yi nga war a jël parce que man d'habitude damay gis ñi nga xamante ne dañoo am par exemple problème tension cholestérol ak yenn maladies yi nga xamante ne ils sont toujours sous médicament mais de fur et à mesure ñuy dem di jël médicament yooyu day dem ba daf leen di indi saafara su jox jàngoro day dem indi leen problème u ulcère loolu moom problème estomac la leen di indil parce que xam naa garab yu bëri yi ñuy naan mooy cumulé wu foofu ou je sais pas léegi bu fekkee mën nga ñu ci jox ay leer alors comme ni ma la ko waxee sànq rek traitement boo gis rek dafa am tey docteur tey bu lay jox daf koy basé ci li nga xamante ne mooy diagnostic bi mu def tey bu fekkee daf la war a jox ay anti-acidique nga war ko jël dina la prescrire anti-acidique bi nga xamante ne moom nga war a jël pour mu mën a réguler acide gastrique boobu noonu nga xamante ne mooy tax yow bu bëree ci yow mu lay def góom boobu noonu wala mu lay def brûlure yooyu noonu nga xam ne moom nga koy am pour mën a lekk donc da lay jox da lay jox traitement boobu noonu de telle sorte que ne comme infection la maanaam traitement la carrément boo xam te ne da nga koy jël pour mun a nu mu tuddati rey soit bu dee bactérie bi la bactérie H boobu noonu pylori bi may wax noonu bu dee moom la ñu jox la traitement boo xam te ne antibactériel boobu la nga mën ko naan pour mën a rey bactérie bi. D'accord. parce que à partir de bactérie bi bu ko reyee ci la góom bi di doog a mën a commencer di tëjuwaat mën a wér bu fekkee ne problème voilà acide gastrique la. ok waaw vas-y Seydina. bon su fekkee ne mën nga voilà je pense que rubrique bi je pense que le mot de la fin et le conseil à donner aux ñi nga xam ni dañu xalaat ni que xelmeti que war nañu am feebaru biir wala ulcère. voilà donc juste di wax ne il faut man li may wax tous les jours rek. tey mën nga sentir ne sa estomac day métti nga jàpp ne trouble d'estomac la parce que trouble d'estomac ak ulcère bi ils ont à peu près les mêmes symptômes la seule différence mooy que trouble d'estomac ci par exemple façon de lekkin bi ngay lekk la comprendre nga la plupart du temps ci lekk yi bëri yi ngay lekk jaxase mélange beeg karang-karang yeeg yooyu noonu mën na dem ba retourner sa estomac mais quand c'est ulcère lekk yu épicé yi la nga lekk ba suur naan ba màndi nga jékki-jékki sentir sa biir bi di métti wala moment bi ngay lekk lay nekk wala nga naan benn anti-inflammatoire mu métti ak yooyu noonu la donc du coup li ñuy recommander ñëpp ñi nga xamante ne dañuy am sensation de douleur ci partie boobu da ngay dem seeti ji gastro-entérologue mu defal la diagnostic defal la fibroscopie bu ko jaree wax la exactement lan nga am ndax trouble d'estomac nga am wala ulcère bu dee ulcère la mu jox la traitement bi nga xam ne moo adéquat pour mën a faj ulcère bi wax la li nga war a bàyyi ak li nga war a def parce que alimentation bi pour nga loolu tam daf ci am solo dafa am benn type d'alimentation boo xam ne boo xasee ba am ulcère moom nga war a adopter pour que nga mën a nekk à l'aise donc comme ni ñuy wax chaque jour nit ñi nañu tàmm di dem seeti docteur di jonkonteeg docteurs yi di leen wax li leen métti ñoom ñu leen di jox conseils yi nga xamante ne ñoo baax ci ñoom ak traitement yi. jërëjëf Maïté ñu doon wax ci wàllu